asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ñi ngi daje tey ci li nga xam ne mooy ubbite plateforme d'inscription en ligne bi nga xam ne moom lañ jagleel programme des 100 000 logements programme des 100 000 logements nag bi ko président de la république di teg jublu bi mooy yërëm population wu Sénégal waa Sénégal bëgg ñi nga xam ne ñi ngi góorgóorlu di liggéey ñi nga xam ne ñi ngi góorgóorlu di yàqantu nekk commerçant ñi nga xam ne artisan lañ ak képp koo xam ne yaa ngi doon salarié weer bu dee ngay fay luyaas di dajale tamit ngir loo mën a am suuf ëllëg loo mën a tabaxee ëllëg loo mën a bàyyee fi sa njaboot kër goo moomal sa bopp mu ne li mu bëgg mooy li dëkk yu développé yëpp di am maanaam nit ki luyaas bi muy fay weer bu dee bu ko joxee rek ci fukki at ak juróom jëm ñaar fukki at ak juróom moom këram nit ki di bañati di dajale ba pare di fay luyaas loolu nag bi ñu ko tàmbalee ci programme 100 000 logements ñu liggéey ci fexe ba promoteurs yi ñu jàppale leen ba suuf jàppandi ci ñoom fexe ba ñu jàppale leen it ba nga xam ne lépp luy impôt wala taxe wala droit de douane wala yeneen ak yeneen ñu woyofal leen ko ba nga xam ne kër yi nga xamante ne moom la ñu yéene sénégalais yi njëg mi dana mën a jóge ci fukki millions ak juróom-ñett wàcc ba ci fukki millions ba fukki millions ak ñaar muy juróom benn million ci kër gu ne goo xam ne lu mu tuuti tuuti ci ngafarka état la waroon dem ndax impôt wala douane wala yeneen ak yeneen mais état jéggal ko bàyyee ko population yi ngir mën kër gën a jàppandi ci ñoom loolu it bi ñu ko defee ba noppi président ne du yem foofu day fexe ba nga xam ne képp koo xam ne da ngay dem di jëndi kër la ngay daj ci banque bi boo doonul salarié amoo bulletin de salaire duñ la lebal te bëri ñoo xamante ne ñi ngi am seen wërsëg naam waaye yàlla def na seen wërsëg jaarul ci salaire ñu fexe ba ñooñu banques yi mën leen lebal loolu nag la créé muy fonds de l'habitat social fonds boo xam ne dañ ko xaaj ñetti xaaj li ci jiitu mooy garantie du logement képp koo xam ne banque mënu laa lebal état du Sénégal am lu mu déposé ci banque bi boo demee banque bi mën laa lebal état bi garantir la leneen li mooy fonds de bonification mooy lan képp koo xamante ne da nga waroon dem banque bi lebal la ci taux boo xam ne day xaw a élevé maanaam muy 7% wala 8% état dugal ci loxoom ba nga xam ne 2 ba 3% danañ ko ci wàññi ba nga xam ne la nga doon fay ci taux d'intérêt dootoo ko fayati leneen li nag mooy li nga xam ne mooy réseau primaire bépp promoteur boo xam ne jox nga ko suuf ci àll bi diggante route nationale bi wala autoroute bi tali bi lay yóbbu ci dëkk bi nga jëm wala moo xam piste la wala moo xam courant wala moo xam ndox la wala moo xam assainissement état jàppale la ci ba nga xam ne doo ko tegaat ci njëgu kër gi ba muy diisaat ba dépasser prix bi ñu déterminé loolu nag mooy soppite ak yeesal yi nga xam ne président wax nañu ñu xalaat ko te bu jour conseil présidentiel bi nga xam ne war nañ ko amal ci weeru janvier dina ci dellu si waat joxe ci ndigal yi mu ci war a doxal jël ci décision yi mu ci war a jël bu ko defee nag ñu mën a avancer ci programme bi tey nag ñu andi woon plateforme bi ndaxte ku bëgg ci kër yi faaw nga bindu ndaxte kër yi du ñëpp a ko tax a jóg ñi nga xamante ne mën na am seen salaire àggul fa mu war a àgg wala seen am àggul fa mu war a am wala am nañ waaye banques yi duñ leen lebal moom moo ko tax a jóg donc dafa am ay conditions d'éligibilité conditions yooyu nag la ñu plateforme di tax ñu xam ko képp ku ci bindu rek danañ mën a xam yow fan nga féetee sa payoor fan la toll ak sa am fan la toll ndax am nga kër Sénégal wala amoo ndaxte ku am kër ba pare état mënatu la jàppale damay bañ rek li xew ci courant bi am ñi nga xamante ne dañoo am juróomi climatiseur wala am fukki télé bëgg ñu leen di jàppale di leen subventionnel ni ki am ñaari ventilateur ak benn lampe loolu bañ a am nga xam ne ndimbal mi day dem ci ñi nga xam ne ñoo ko soxla ndaxte état du Sénégal foofu la toll ndimbal mi dem ci ñi nga ko soxla te ñi nga xam ne soxla wuñ ko ñoom it ñu jàpp ci leneen te bàyyi ñi nga xam ne ñoo ko soxla jot ci plateforme nag dina tax ñu segg loolu waaye plateforme tamit dina andi beneen information xibaar bu am solo mooy ñiy laaj kër ñi ñan lañ fan lañ dëkk est-ce que waa Kaolack ñooy laaj Dakar est-ce que waa Dakar ñooy laaj Kaolack ku ci ne fan nga jógee ku ci ne sa njaboot naka la toll ku ci ne sa kër ñaata nit a fa dëkk war nañ ci xam sax ndax yow mën na am li ñuy wax personne à mobilité réduite la ndaxte xam ngeen ne président dafa tàmbali li nga xam ne politique d'inclusivité am li ñuy wax carte d'égalité des chances bu fekkee yaa ngi liggéey te mën na am personne à mobilité réduite nga mën na am na lu yàlla def ba sa doxin wala sa leneen ak leneen da nga am 10% de chance bu ñu lay may de plus que ñeneen ñi ngir nga gën a gaaw a mën jot ci sa kër donc loolu yëpp ñu seet ko ngir mën a xam kan mooy laaj kër ak fan la ko nit ñi di laaj loolu tamit dafa am solo man mii mën naa di liggéeyee Ndakaaru sama cosaan doon Kaolack wala doon Diourbel wala doon Saint-Louis ma bëgg dëkkal sama njaboot foofu ma ne man kat foofu laa bëgg kër donc plateforme bi moo ñuy jox xibaar yooyu yëpp ba mën a tax
ñu dajale loolu yëpp fii ak nag weer wu jot danañ leen wax fan la toll ñaata nit a inscrire ñi inscrire fan lañ jógee ñi inscrire ndax njaayeen yee gën a bëri wala njóobeen yi wala loolu yëpp informatique gu tey dina tax ñu mën ko xam. leneen li tamit mooy démarche bi ñu ubbi mu bañ a am parparloo sénégalais yëpp a ko bokk mu transparent président loolu la bëgg dafa bëgg sénégalais bu ne ak foo mënti ne boo binduwee ñu xam yow yaay kan mën la jàppale. suñu mbokk yi ne bitim réew tamit fàttewuñu leen directeur général de la construction et de l'habitat wax na ko ci biir programme bi am na lu ñu leen dencal président dafa wax ne dafa bëgg ñu def ko 30% ñu tàmbalee 20% at mi nga xam ne lu ñu gën a yéeg dinañ gën a yéeg ba mën a egg niveau boobu. donc xibaar yooyu yëpp la ñuy andil ñi ne bitim réew ñi ne Sénégal ñiy liggéey artisan yi ñi nga xam ne enseignant lañ ak ñeneen ku ci ne rek ñu xam fan nga bëgg kër bu ko defee ñu nit bu ñuy joxe suuf si ñu xam ne du Dakar rek fi nga xam ne fa la données yi jógee foofu la ñu war a joxe suuf si jox ko promoteur yi ànd ak ñoom def ay kër yu sell waaye jàppandi ci ñëpp te jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yellool mu bañ a am benn parparloo bañ a am it ñoo xamante ne mën na am soxlawuñ ko am nañ kër ba noppi ñu leen di utalaat kër. information yi ñu jox tamit duñ ci yem danañ ko vérifier ndaxte du caagi ne da nga bindu ci internet rek loo ñu wax dëgg la bu ñu paree dinañ am direction de la régulation et du suivi des politiques de logement moo xam ne moom mooy def enquête yi xam dëgg-dëgg ñi bindu ndax liñ ñu wax dëgg la wala du dëgg bu ko defee nag ñu mën ko valider képp ku ñuy garantir wala képp ku ñuy booleeg promoteur ñu mën ko vérifier valider ko certifier ko door la yebal ci ab promoteur. am na ñoo xamante ne ci suñu mbokku Sénégal yi mën na am bindu ci internet yombu leen donc ñooñu tamit dinañ fexe fépp ci Sénégal bépp préfecture wala bépp gouvernance ñu teg fa ay équipe yoo xamante ne danañ leen mën a bind wala tamit li nga xam ne moom la ñuy wax services régionaux wala services départementaux de l'urbanisme. danañ fexe tamit mu am commission bu itinérante boo xam ne ay enquêteurs lañ danañ wër bañee ñi nga xam ne tamit mënuñoo ñëw ci préfecture yi ndax mën na am seen liggéey mayu leen ko wala mën na am seen taxawaay ci kër yi mayu leen ko ñu fekki leen tamit ci biir fa ñuy liggéeyee moo xam centre artisanaux yi la moo xam marché yi la ngir bañ a fàtte benn sénégalais li président bëgg mooy lii mu doon lu law ba àgg ci bépp sénégalais. loolu laa amoon ci leeral yu may andi ci wolof nga xam ne mooy tënk discours bi nga xam ne moom laa doon wax léegi jërëjëf. Donc la question que j'aimerais poser, c'est qu'il a sous sa main la proposition de la Commission nationale de réforme foncière. Aujourd'hui, s'il est validé ou bien s'il convie à un atelier, il ne reste qu'à proposer. Quelle lecture en fait? Est-ce que vous êtes prêt à faire un plaidoyer pour que le président de la République, son excellence Macky Sall, valide cette proposition-là de réforme foncière, avoir un habitat aussi? Vous savez, moi je suis ministre de l'urbanisme depuis 9 mois. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les dossiers de mon ministère. Je m'occupe de logement. La réforme foncière, pour l'instant, ça ne fait pas partie des sujets sur lesquels je travaille.